Aïcha, professeur, nous parlerons aujourd'hui du le cœur et la raison. Qui commande qui diggante xel ak xol. waaw. kan mooy jiite daal. man de sama xol ma jiital si lépp. sa xol moo lay jiite Binta yow. faiblesse la. Faible. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Blaise Pascal. waaw Blaise Pascal. kon le cœur. madame Cissé yow. c'est que professeur da nga ma gën a xol wala xel mooy jiite ci yow. booy bëri di def sa xel mooy jiitu wala sa xol. fal jaga ñaari daal dinaa leen faral di sa xel mooy jiite. alors am na solo ñu laaj ko parce que boo xoolee xol. ci domaine nu sentiment la. bëgg-bëgg. mun na nekk tax bañ tam c'est-à-dire boo nee xol rek li nga bëgg ak li nga bañ. loolu mooy domaine nu xol. li nga xam ne moom mooy gëm-gëm. domaine nu xel la. soo nee gëm-gëm yaa ngi wax tam dëgg. maanaam dëgg. donc ci ñaari domaine boobu il faut que ñu leeral ko alors léegi sentiment maanaam bëgg-bëgg walla bañ nekk na loo xam ne suñu xoolee moo nekk ci domaine nu xol bi ak domaine xel bi donc léeg-léeg nit naka lay def pour am gëm-gëm naka lay def pour am bëgg-bëgg walla am bañ boo xoolee bu baax mooy li nga xam ne moom mooy émotion nit koo xam ne amul yëg-yëg ci yaramam ci xelam ci xolam mënul am bëgg-bëgg mënul am xam gëm-gëm donc gëm-gëm yëpp mu ngi jaar ci li nga xam ne moom mooy suñu 5 organes de sens yi du ma wax lépp mooy param boo xoolee bët ak nopp ak lamiñ et cetera ñoom ñoo ñu permettre ñu yëg àdduna donc yëglekaay yi nga xam ne doomu aadama am na ko koo xam ne mënul yëg àdduna mënul am sentiment mënul am croyance donc doomu aadama li koy tax a bouger maanaam li koy tax mu mun a yëngatu mooy lu muy yëg léeg-léeg param boo tegee sa loxo ci taal da ngay wax nga dindi ko donc lu la tax excité loo noonu maanaam réagir mooy sa émotion yi mais am na beneen bu topp ci émotion yi mooy soxla yi bépp doomu aadama am na soxla donc soxla yooyu tam mooy tax ñu yëngatu am na solo donc léegi suñu xoolee bu baax dañuy xool ne yëg-yëg yooyu maanaam émotion yi plaisir bi wala douleur bi métit yi loolu yëpp ay émotion la loolu mooy dundal xol c'est vrai c'est-à-dire que nit koo xam ne amul émotion xolam du dund moo tax sax nit bu amee émotion xol rek mooy yëg mooy yëngatu mooy tax da ngay bul may yëngal maanaam bul tàngal sama xol wala yaa ngi seddal sama xol wala yaa ngi tàngal sama xol donc nit koo xam ne amul yëg-yëg donc xolam du dund moo tax sax xol dafa fiir c'est-à-dire que saa yu mu amee yëg-yëg comme moom looloo koy dundal moom dafay débrancher xel bi c'est-à-dire suñu yuur dutul fonctionner xol bi rek mooy dund moo tax dañu ne toujours dama koy wax fii su fekkee da nga am yëg-yëg ci sa yaram sa xol bi tàng wala sa xol sedd guy da ngay moytundi di bugg a jël ay décision doo jël benn décision doo saaga nit doo wax bon doo ne man sama xaritoo ak yow fii lay yem wala suñu sëy fii lay tas et cetera doo wax dara parce que yooyu instant boobu xel bi dañ ko débranché parce que xol dafay fiir donc ba tax ne mais xol bi xel bi dafay jàng ci émotion yi maanaam dafay jàng donc xol bi dafay dund waaye xel bi dafay jàng ci yëg-yëg yi doomu aadama am donc suñu xoolee loolu dinañu gis ne léeg-léeg xel dafa bëgg a commander comme moom xam na lu nekk dëgg wala lu dul nekk dëgg dafay bëgg a commander saa léeg-léeg su ma leen nee Asma ñu def lii di nga ne est-ce que loolu mun naa nekk kon sa xel mooy liggéey waaye soo ma nee est-ce que loolu lu gën la sa xol mooy wax mais xel toujours dafay jiite de sorte que par exemple dafay wax ne fal njaga bi dégg naa ne ku ko jagee rek mu pes la donc xel bi dafay wax ne toujours bu ko jagee alors que xol bu gisee ni lu neex ci fal jaga dafay dem ci moom donc mais xel bi toujours dafay bëgg a jiite te loolu mooy indi problème yu bari parce que xel bu la jiitee rek da ngay def loo xam ne dafay dafay judduwaale ay yëg-yëg yooyu nag dafay influencer xol bi ba tax ne su fekkee da ngay jiital sa xel dafay commander sa xol mais loolu mooy indi rëccu yu bari ci doomu aadama donc ci yoon xol moo war a commander waaye commandement bi xol bu war a def warul nekk dictature
li ma wax dictature mooy su fekkee par exemple dama nekk ci situation du ma bàyyi sama xol mu may jiite ci lal daf may bàyyi xel bi mu envisager scénario yëpp c'est-à-dire booy ànd ak nit ngeen am problème wala nga jànkonteel sa noonu la sax nga xam ne sa noonu la il faut nga bàyyi sa xel mu xool kooku lan mooy njëriñam ci seen ànd lan mooy gis-gisam ci seen ànd ci situation bi nga toll xam nga xool bëggul loolu parce que bëggul kenn rek bëggul envisager kooku war na mun a am lu mu bañ war na am lu topp rek mooy xool li nekk ci xol bi donc xool dafa war a bàyyi xel bi mu am jàngat ci situation bi yépp xool li baax ci yow li bon ci yow li baax ci kooku ak li bon ci kooku ba tax ne léegi bu defee xel bu bàyyil xel bi mu liggéey mu tànn ci xel bi lu mu ko conseiller donc maanaam du xel mooy tànn xol dafay préparer ne wax xol bi ñetti possibilité moo fi nekk lii yow yaay choisir léegi mais saa yu ñu bàyyi xel mu choisir ci sunu place dañuy am masiba rek mu lay jur donc dañu war a bàyyi sunu xol yi ñu tànn waaye bàyyi xel yi mu préparer mu def genre liste bu ndaw ne 3 décisions yi nga war a jël xel bi moo la koy jox ci 3 décisions yooyu xool mooy tànn bu mu lu ko justement professeur foofu je me pose la question quand vous faites justement le speech à savoir ku nga xamante ni xolam dafa yàqu parce que dafa am ñoo xamante ni soxor dootul xel dafa am ñoo xamante ni léeg-léeg sax seen xel dafa leen di yedd tonton Ndiaga ay waay li nga yéene kii waroo ko yéene de defu la dara sa xol mooy bon léegi bu dee xol moo war a def choix ci moment boobu ñu tegal la 3 choix sa xel nangu ñaari choix yi ndax ce sont des choix sains 3e choix bi sa xol moom porté ci yëg-yëgam te mu nekk choix bu saafaano moom nan lañ koy def nan lañuy def souvent boo xoolee ñi nga xam ne ñoom ñooy duñu mun a gis leneen c'est que souvent dañuy bàyyi seen xol muy tàng sa xol bu tàngee rek wala bu sedd guy bu tàngee jër wala bu sedd guy boobu doo jël benn décision doo jël choix da ngay génn dem doxantu wala dem tëdd nelaw wala fàtte. ngay giifal sa xol bi maanaam xol dañuy koy atténuer dañ koy giifal di ko uppukaay. waaw mais très souvent li ñu dal mooy saa yu ñu nekkee ci ay émotion man la ñuy wax l'émotion. oui xol bi di yëngatu. di tàng su booba waroo jël benn décision parce que xel bi dañ ko débranché liggéeyatul. xel émotion bu déggee ci doomu aadama rek xel bi dutul liggéey. donc comme xel bi liggéeyatul c'est pas la peine nga jël décision. donc c'est pas le moment de prendre les décisions parce que décision boo jël décision bu ñaaw lay doon bu bon lay doon. Et à cet instant même les gens ils ne font pas la part des choses c'est-à-dire les gens impulsifs. Oui. Bintaba dañuy jig-gisee rek fu ci tàng-tàng bi la ñuy bëgg a régler la chose. Alors que justement xol dañ koy giifal. c'est important de soulever ce sens-là kon mën nañu wax ni kenn soxorul waaye dañ dul giifal seen xol yi. moo tax muy dem bay jàpp di tàng tout le temps ba tax ne dafay orienter seen choix ci ay décisions yu soxor. Oui. Et tout à fait donc ça veut dire que yow boo sentir ne yaa ngi yëg dara sa yaram. sa xol li ngay def rek woneel loolu jooyal yuuxal waxal ne yaa ngi may gaañ mais mu nekk loo xam ne da nga koy exprimer mais doo jël ay décision doo wax ne man pare naa ak yow. am na ñoo xam ne mer nañ jël seen bagage dem de ndax. te ba pare xoolal ñu seen xol. te ba pare 2 ans après surtout dans les mariages les ménages les femmes partent. elles peuvent te courir derrière après juste 3 mois de séparation. pendant 2 ans. man gis naa xam jabar da ko topp 2 ans 3 ans di ko xaar te moo ñaanoon baat. bien sûr donc loolu à un moment donné faut s'apaiser. faut se calmer et puis bon voilà et puis ça passera. émotion du yàgg ay quelques secondes la donc bul gaawan di jël ay décisions. donc entre le cœur et la raison c'est le cœur qui domine. c'est le cœur qui commande. Machallah. Il doit commander. C'est machallah. Voilà. On est dans la bonne professeur parfois nit ki dina la def dara nga xaw a mer tuuti. mais am na ñoo xamante ne loolu lañ mën ci def bu ñu meree dañuy préférer noppi. xaar tuuti. waaw mais loolu tam baaxul c'est-à-dire que émotion daal dañ koy génne. nit bu la defee dara ci saas wane ko ne li nga ma def ba neexuma. kon professeur ni ma mel ni baax na. c'est super. oui ala mu di ci saas si laa lay wax pare. waaw ci saas et puis jeex na je te dis je passe à autre chose. jeex na.
li nga def métti na ma li nga def neex na ma. très bien et puis jeex na mais boo ko denc surtout lu métti. daf lay gaañ. loolu mooy indi frustration wala jékki-jékki rek nga def loo xam ne kenn xalaatu ko ci yow. très bien diw moo def lii. très bien diw def kenn xaar ko woon foofu. Aïcha mi ngi noonu Modou Mbacké Thiam pour terminer la rubrique nee na l'émotion est nègre et la raison est hélène et c'est pour ça que nous les nègres est fiers de l'être. mais loolu du dëgg nag. du dëgg di waaye moom laay tontu ni damay suqandi ko ci li mu wax tontu ko rek. ne ko nag Senghor bi muy wax loolu Toubabaka Dia doon raay bopp su maam la waaye mu neexee. non xamul woon ne émotion elle est humaine. Voilà et c'est pour ça que les nègres sont humains. C'est ce que j'allais dire justement. Y a pas de amul tubaab amul naar amul leneen ñëpp dañuy am émotion. Aïcha merci beaucoup professeur Danfakha Mame Sidi Diop le cœur domine il restera toujours le dominant chez l'être humain ñu dem ci tonton Fall